xet gu bon foor loolu ak weñ yu bari mbalit mu tooy xepp moom la ñu nemmiku ci sën bi nekk ci Médina Fall extension daanaka digganteem ak dëkkuwaay yi mën na ni tolluwul ci benn mètre lu ni mel nag tax na ba daanaka jaraafu Médina Fall bi di Lamine Diallo defoon na ab dox daal di gëstu ji loolu waaye indi ci ay leeral Médina Fall Médina extension ak Kër Issa ñooy gox yi nga xam ne ñoo ëpp lu ñuy tuur si ci mbalit. yéen a ko gisal seen bopp lii décharge la. Monsieur le maire tudd nañ ko ci ne dafa am projet de décharge xam nga lii moom du décharge lii moom maire defu ko fi dara yéen a ko gisal seen bopp décharge la bi ça fait plus de 10 ans mi ngi fi saret yaa ngi këpp boo nekkee nag maire dëkk lu mel nii jaadu na nga seetaan ko walla nga bàyyi ko loolu dong la. question bi mooy est-ce que jaadu na un maire responsable xool mbalit bu mel nii ne du ci jéem dara loolu rek mooy wax bi ñun dañu ni mu mel nii jaaduwul parce que tan bu mu am nii ñun ñoo mobiliser ay moyens pour pousse mbalit bi mu dugg ci biir ñun ñoo ko sax mu mel nii te bañ ko defee léegi même pas un mois gisaat nga mbalit baa ngi ñëw donc dans 6 mois toutes ces maisons là seront menacées. léegi nag décharge yi ñaari mbir la mooy da nga koy éliminer kenn bañ fa këppati wala nga normaliser ko mais ba ñu waxantee waa Médina Fall Médina extension ak Kër Issa nga xam ne ñoom ñoo fi këpp ñoom dañu ni buñ ko tëjee seret yi bu ñuy fan la ñuy këpp jee mbalit ñoom déjà seen population xaaju population commune Thiès Nord la nous sommes 122 000 habitants les 60 000 ñu ngi yeewoo diggante Médina Fall extension ak Kër Issa tey ñooñu amuñu fu ñuy këppijee mbalit loolu mooy problème bi donc raison la pour ñu ni fii mënuñu ko tëj loolu lañ ma wax ñoon bu ñu d'accordé ñu tëj ko mais bu fekkee ni mënuñu ko tëj saret yii di continuer du këpp xale yi nekk fii du def bu jumaay solution bi mooy ñu normaliser ko normaliser bi mooy dugal mbalit bi yëpp ci biir tëj ko mu nekk une décharge contrôlée ñu defar benn gardien képp kuy ñëw moom mu ubbil la nga dugg ci biir ñu def benn yoon ci biir nga këpp foofu. responsabilité moo ma interpellé mooy yow yaa ngi dëkk ci quartier bi gis lu mel nii nga yeewu taal sa oto dugg ci dëkk bi bàyyi lu mel nii kër yi nekk ci wet yi tey terrain yi nga xam ne ñoo nekk ci wetu kàmb yi. mënuñoo jar sax 1 million te pourtant les parcelles de Médina extension c'est 3 millions donc pour vous dire jafe-jafe yu ñu am te tey bu ma ko normaliser toutes ces parcelles yu doon jar 1 million dina jar 2 millions pour vous dire ñoom ñi ñëpp te ñoom ñëpp dinañu mën a ñëw dëkk fi toog leen fii rek du comptabiliser nombre de saret yu fii këpp donc bu ñeema bul ko laal bul ko jege demal sa yoon même bu may dem sama yoon dinaa xam ni au fond de moi li may bàyyi sama ginnaaw c'est une bombe écologique am naa un partenaire bi nga xam ni bëgg na jàppale parce que gis na ni fii yàqu-yàqu yi doy na waar mairie amul moyen mi ne ñun mun nañ leen accompagner pour ngeen décharge bi ñu mun ko contrôler même bu nekkee à titre provisoire la ñu contrôler ko c'est GIZ bi coopération allemande donc ñoom pare nañu pour def mur de clôture bi pare nañu pour def benn néegu gardien. financement bi pare na. déjà sax acompte dugg na donc ñoom pare nañu ci c'est plus d'une quinzaine de millions. maintenant nag on ne peut pas lu ñuy wax on ne peut pas être plus réaliste que le roi bu fekkee am na ci ñaar ñett yi ñu ñëw ëpp ñeneen ñu ful la. ba ni nañ ko bàyyee nii bu ko kenn laal bu ko kenn jege mais je retourne le financement ah oui parce que financement bi mënul dem feneen fudul mbalit bu doon mën nañ ko def ci leneen ñu dem dugal ko ci ndox wala courant mais financement boobu wàllu mbalit a ko jóg nu ñuy fexe ba nit yi seen dëkkuwaay quand même sell. monsieur le maire est-ce que sa lëkkaloo ak partenaires yeeg ñi nga xam ne ñoom nga war a waxtaan ci site bi est-ce que yéexul parce que fukki at aussi population Médina Fall extension toll ci ñaari junni doomu aadama dafi yeewoo. ëpp nañ ñaar fukk wala mu ëpp loolu di dund jafe-jafe bu mel nii ci seen wér-gu-yaram ci seen entourage
est-ce que tey jii jarut nga jël ay dogal yoo xam ni ay dogalu urgence mesure d'urgence yoo xam ni dina tax tey situation bi nit ñi fàtte ko woon ko ginnaaw. waaw non xam nga ma partenaire bi da ngay wut xam nga ñun benn premier 2014 lañ ñëw nee naa fukkaat donc ba ñu nekkee fii ak léegi juróomi at la mais yàlla baaxee nañu ba ñu bëgg a am solution lii mooy jàpp nañu ni Madina Fall Madina extension Kër Issa fii la ñuy këpp jee mbalit buñ ko teree mbalit yaa ngi seen i kër boobu yi gën a garaaw il faut ñu këpp mbalit bi te fii ñu ko doon këppee doy na waar kon interdiction bañ a këpp mbalit bi dadul nekk nekk solution buy jur jàngoro. ci début bi ba muy ñëw première année avec fugg bi première année bi jëloon naa arrêté ma ne ko bu fi kenn këpp mais maanaam conséquences yu mu am moo tax sax pour mettre en application cet arrêté mënuñu ko. léegi lan moo fi des ban solution mooy en attendant na nga maîtriser la décharge mooy comme lu ma wax nga clôturer ko def bunt képp kuy këpp nga xam nan lay këppee mu am assurance ba pare reboisement bi am bi ñu nekk une décharge contrôlée ba nga xam ni ñu dëkk ci wet bi yëpp dinañu am féex maintenant fii ak benn at ñaari at diggante boobu aussi ñu ni nañu wuti feneen parce que décharge bi déjà même bu nekkee ci catu habitation yi dadul yoon mu continuer fi di fa nekk parce que man sama ambition mooy zéro déchet dans ma commune. mais il faut reconnaître que tey Thiès am na problème mu décharge tey base militaire yi nga xam ne waa jaxaaw yi foofu lañ doon këppee mais armée bi jóg na pour ne foofu mënatuñ faa permettre ni di këpp mais donc ñooñu aussi dañu am beneen problème pour këpp seen mbalit donc ñoom aussi boo moytul dañuy xooliwaat zone Morolan beeg zone lii dem bu këpp donc ñii am nañu sens sax am nañu fu ñuy këppee léegi le problème mooy ñu normaliser ko loolu dong la man créé wu ma projet boobu nag fas yéene na ko àndal ak coopération allemande mu toll ci daanaka fukki millions ak juróom ci suñu koppar lu ni mel nag ki nga xam ni ab tuurkatu mbalit la bàyyi ko ca Makka Kulibanta ca diwaanu Tambacounda ñu gën koo xam ci Madi Ba rafetlu na bu baax a baax engagement bi nga xam ni moom la maire bi di Lamine Diallo jël. doxal boobu kay man àndu naa ci moom loolu na def tout daal loo xamante ne fii mën na normal bu askan mi duñu sonn man de ànd naa ci moom loolu. waaw xet gu bon gi wéy di leen sonal ba tax na nag amul benn jumtuwaay boo xam ni làmboon nañu ko ngir mën a sàmm seen kaaraange wér gi yaram daanaka lu toll ay at ñi ngi lu jafe-jafe boobu. waaw loolu moom man moom ay tellement moom man gaaw yi moom ay maximum li ma fi faral sol moom bariwul wala loolu moom li fi faral indi loolu kay bariwul daal benn yoon daal daaw gis naa ko ñu indi ay gaaw ay max yi bari. loolu kay moom daaw ko depuis daaw la ñu fa mujj a indi yooyu noonu boobu ba léegi indiwuñu ko. saafara si nag daanaka maire bi moom itam teg na ko ci table ji nee na ci projet bi dina leen gunge ba nu am ay dàll ay masque ak lu jëm ci ay gants ba lépp luy lore ci mbalit mi amaan na dina leen sori. préparé nañu pour ñii képp kuy liggéey ci mbalit bi ngay nekk ci ay anam yu nga xam ni feebar du la laal maanaam dinañ la jox masque dinañ la jox gant dinañ jox tenue dinañ la jox ay dàll bot. ñenn sax ci ab màgget soo xam ni daanaka juróom-ñaar fukki atam mën nañ ni mi ngi koy bëgg a romb di soxna Bitika moom day ñëw di wut si li nga xam ne moo di ay pot ngir nag man cee saafara ay jàngoroom. est-ce que buñ tëjoon tey fii dina leen arranger. déedéet duñu arranger de moom fi la ñuy nekk fi la ñuy daan suñu doole moo tax buñ ko tëjee day dina métti ci ñun de. lan ngay wax maire nag pour mu jàppale leen ci seen wàllu nekkin fi. xanaa mu jàppale nu rek bu saree di ñëwee di fi tuur waaye bu ñu ko déplacé de dina métti ci ñun de moom ndax fi la ñuy daan suñu doole. waaw dina métti lool ci ñun de moom ndax fi la ñuy bu ñu xëyee fi la ñuy ñëw di daan suñu doole. ñenn ci ay dëkkandoo di Awa Touré dëkk daanaka sësoog mbalit mi loolu nee na xet gu bon. ak ay jafe-jafe ci wàllu noyyi moom la ñuy dund bis yàlla set moom li muy sàkku daal mooy maire bi jëlee ko fi ci ni mu gën a gaawee. buñ ko mënoon a dindi moo ñu gënal moom pour xeet gi moom buñ ko mënoon dindi moo ñu gën ndax xeet gi sonal nañu torop fii moom salte na lool te xeet gi sonal nañu boo leen ci mënoon a am pexe moom ba dindi ñu ko moo ñu gën.